xamante ni bii man moo ma njëkk a def kaa rek mooy lan moo taxoon ñu dajaloo ne dañuy dem teertu ji ay vaccin pour man mënoon na ñàkk quoi defe naa waaw yow waaw defe naa daal jaru ko woon mais ba tey c'est pas ça le plus important tey lu mu ci mënti doon vaccin yi ñëw na mën nañu jubiler parce que lu àdduna bépp soxla la fi mu toll nii lënt yi ci nekk nag l'autre fois ñi ngi koy wax mooy dañ ñu ko may wala dañ ko jënd loolu tamit ndéem mënuñu see am lu leer mën nañu noppi donte gouvernement bi dégg nañu président de la république nee na budget wu état la maanaam dañu ko jënd 2 milliards 200 yi et pendant ce temps am na yeneen réew yu nekk fi biir Afrique yu wax ni ñoom jot nañu lim bi ñu jot te Chine daf leen ko may voilà man daf ma jaaxal nag dama naan may Chine lan moo tax mu bañ ñu ba war a mën a may ñëpp te ñun mayuñu quoi waaw defoon nañu ko fii ci stade bi Chine mayoon yeneen dëkk hôpital tabaxal ñeneen université ñun mu ñëw jaay ñu stade bi man franchement Chine li tax mu bañ ñu ñun war nañ ñu ko wax quoi voilà doy na waar mais bon bref instant bii nii Ida léegi dama koy waxtaan ak suma benn waaye ma ne ko fu mu toll nii nekkatuñu ci ndax dina ñëw ndax du ñëw ndax et cetera pour man instant bi nii li nga xamante ni bi moom la gouvernement bi war a def mooy décliner benn stratégie de communication bu baax pour convaincre la population pour que nit ñi mën a ñàkk quoi du jar sax ñuy dem ci dañ leen ko war a forcer wala war et cetera non déjà ñoom identifier nañu cible principale bi defe naa am na 6 millions de doses yoo xam ne war na ñëwaat bu yàggul dara mais nañu xool ban stratégie la ñuy def ba franchement ñu mën a vacciner la population parce que objectif général bi c'est au moins ñu am 70% autant pour moi de la population mooy téeméer yooyu jël ñu jël ci juróom-ñaar fukk yi ñàkk leen pour ñu mën a développer li ñuy wax immunité collective su ko defee jàpp nañ ni Covid mën na fiy jóge ak jàmm mais ci jamono jooju noonu ngay gis ni ba tey jii nii xam nga ku gëmul ni corona am na kooku mënoo fexe ba mu ñàkku tu vois un peu te ba tey jii loolu non day compliqué xanaa nga njatt ko jaay ko doole pour nga mën koo ñàkk te boobaa foog naa du ko jar donc ñi nga xamante ni bii nangu nañu ni déjà Covid am na fi ñooñu peut-être dina xaw a yomb tuuti pour nga convaincre leen à ce que ñu jël vaccin yi parce que dañ ci dégg lu bari dafa am turu koo xam ni day faral di ñëw trop ci ginnaaw vaccin yi muy Bill Gates te Bill Gates ñëpp xam nañ objectif am du lenn lu mooy réduire la population mondiale nee na li mu àdduna bi ñuy wax ni 7 milliards dafa bari te moom bu sañoon affaire yi dem ba 3 jëm 4 milliards. mais waxoon nga fi lu am solo am di ma fàttaliku la ko. nga ne même buñ la piqûre pour naxaay sa bakkan bu ko yàlla namul doo dem. loolu laa gëm. waaw loolu moom lu ma gëm la yàlla xam na ko même Covid bi ñi siy dee ñëpp Ida dama jàpp ni suñu borom moo dogaloon ni ci la ñuy jaar. gis nga bu yàlla namul sa dee ci menn mbir. ala kulli aali di nga ci dugg di nga sonn mais di nga ci génnaat donc Bill Gates mën na am bëgg-bëggam mais bëgg-bëggam fii ak méngoowut ak bëgg-bëggi suñu borom loolu du mës a antu mais du tee nag nit ñi seen xel dina teey ci loolu ndax vaccin yi OMS da koy valider te OMS gars yi ñuy dégg turu Bill Gates ci ginnaaw loolu noonu looloo tax nit ñi seen xel di teey et c'est très normal que les gens aient peur de ça mais encore une fois de plus loolu bu mu nekk loo xam ne dina tax ba gouvernement bi xaw a négliger tuuti la communication donc luñ ci mën a def nañ ko ci def et dégg nañu que dinañu wut ay dinañ ci dugal les communicateurs traditionnels dinañ ci wut ay crieurs dinañ ci boole relais communautaires yi ça c'est bien parce que tey loolu la ñu waroon sax def ci Covid bi wax naa la ko mooy la communication communautaire mooy fexe ba communication bi di jóge ci suuf jëm ci kaw mais pas muy jóge ci kaw di jëm suuf relais communautaire ñi nga xamante ni ay bàjjanu gox ay délégué de quartier ñooñu dañ leen waroon na teel a impliqué ci xeex bi parce que tey sa délégué de quartier li nga mën a waxtaan ak moom mais Abdoulaye Diouf Sarr du la ko wax nga dégg ko parce que am na benn rapport d'affinité bu am seen diggante ba pare am nga confiance ci moom donc moom bu ñu ko sensibiliser ba mu comprendre carrément le vaccin ba war koo mën a waxtaan ak nit ñi à travers les groupements de femmes à travers les conseils de quartier à travers les postes de santé parce que poste de santé bu nekk day polariser ay quartiers district bu nekk polariser ay postes de santé yu bëri donc genre espèce de communication boobu noonu il faut que ñu def ko et puis wax nit ñi comme quoi que vaccin bi jarut ragal ñu jox ñu ay preuves scientifiques yu wane ni amul vaccin amul danger boo xam ni vaccin bi nekk na ci am na actuellement nee nañ vacciné nañu 40 millions de personnes à travers le monde certes vaccin bi médicament la te médicament bu nekk day am ay effets secondaires d'accord donc am na ay effets secondaires ci neen ñi et d'après chiffres yi ñu am il y a même pas 500 personnes wala 500 000 personnes yoo xam ne am nañu problème par rapport ak vaccin donc que le gouvernement décline bien une stratégie de communication pour convaincre la population sinon dina compliqué quoi